asalaamaaleykum mbokk yi safo di seetaan ITV bisimilah ci xibaaru marax yi ñu daal di leen jukkil ponk yi nga xam ne ñoo ci gën a fës. tey jii ñi ngi ci fukki fan ak juróom ci weeru sulet di délai bi nga xam ni moom la nguur gi joxoon ngir ubbi lii di jaww ji avion yi di naaw di dal foofee nag ca aéroport international Blaise Diagne loolee tàmbali na fafal naaw yi yenn yaa ngi naaw yenn yi di teer ñi nga xam ne ñooy tukkee ka ñëw yi tamit commencé nañu ñëwaat foofee aéroport ba mel ni lu deewoon ba dekk ginnaaw coronavirus bi la mu ca indi woon ci lompañ lépp li nga xam ne nag mooy ay matuwaay jël nañ ko di ngeen ci déglu suñu reportage bi leen ci defal. agence sénégalaise de promotion touristique moom nag li mu bëgg mooy fexe ba destination Sénégal ñu gën ko ñoŋal touristes yi di gën a ñëw ci réew mi loolee nag li nga xam ni moom la directeur général ba bëgg mooy sukkandiku ci jumtuwaay yu xarala yi lu ci mel ni li ñu tuddee réseaux sociaux ak web bi ngir fexe daal ba jaay destination Sénégal réewum teranga. fukki fan ak juróom ci weeru sulet atum 2019 fukki fan ak juróom ci weeru sulet atum 2020 benn at ginnaaw bi Ousmane Tanor Dieng dëddoo ñu koy fàttaliku tey jii nag defal nañu ko ay ñaan ca mosquée omarienne ñi nga xam ni ñoom la bokkaloon parti bi di parti socialiste yi tamit di seede lu mag ci kooki nga xam ni kilifa gu mag la woon di homme d'état bu kenn mënta fàtte ci réewum Sénégal. xibaar ba jub na JOJ 2022 yi nga xam ni moom la ñu waroon a def fii ci Ndakaaru nag dàq nañu ko ba atum 2026 réewum Sénégal ak ñi nga xam ni ñoo di comité international olympique du CIO ñoom nag ginnaaw bi ñu waxtaan wu xóot ci la ñu jël dogal boobu xam le ni daal jamono ji organiser ko du lu ñoŋ li nga xam ni moom la ñu bëgg nag mooy fexe ba def JOJ yu mucc ayib te loolee nag faaw ñu dàq ko Sénégal itamit gën a waajal boppam. ni ñu leen ko waxee woon rek ci boppu xibaar yi fële ca aéroport international Blaise Diagne bu Diass li nga xam ni moo di avion yi nag commencé nañu naaw ñii di wàcc loolu yi nag mooy li nga xam ni moom la gouvernement bi dogaloon ni fukki fan ak juróom ci weer wi dinañu fexe ba dem beeg dikk bi ci jaww ji daal di tàmbali loolu yi nag tàmbali nañ ko bis niki tey ñeenti weer ginnaaw bi aéroport ba tëjee ndax mbirum coronavirus li nga xam ni moom la ñu gis nag moo di aéroport international Blaise Diagne dafa mel ni lu deewoon ba dekki fi mu toll nii nag ñi nga xam ni ñooy dem ak ñëw ña nga fa avion yi di jàllaañoo waaye nag lépp rek ci respecté dogal yi nga xam ni jël nañu ko dinañ ci dellusiwaat ci lu yaatu ak ki nga xam ni mooy suñu reporter ba fa teewoon di Abdourahmane Ly. agence sénégalaise de promotion touristique bi nga xam ni ñi ngi ko taxawaloon ci atum 2014 li mu bëgg nag mooy fexe ba Sénégal réewum teranga nekk destination bu nga xam ni touristes yi dañ koo bëgg lool di fi ñëw ci lim bu takku loolee nag ngir ñu def ko faaw ñu sukkandiku ci jumtuwaayu xarala yi ngir mën a jaay destination Sénégal ci réseaux sociaux yi lañ ko bëgg a jaar ak ci web bi nga xam ni ñu bari dañu ciy dugg di xool lii di ay information te destination Sénégal ak taaru Sénégal mën nañ ko jaarale foofu ba jaay ko Nancy Diouf Moussa Fall. dund ak xarala yu bees yi dafay laaj rek ab coppite ci wàllum communication ASPT di kuréel gu ñu fi teg ngir fësal xar kanamu Sénégal ci biti réew daal dina yokk ci communication digitale am lii di réseaux sociaux yi ak ñi ñuy oowee influenceur web ngir rek mën a continuer di fësal suñu réew. dañoo jublu woon tey nag ci dajale ñi nga xam ne mooy acteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci réseaux sociaux yi mooy maanaam ñu nekk ci Facebook bi Snapchat bi ak Instagram yeeg yooyu. yor ci seeni page di def seeni selfie ku ci nekk di wane sa voyage la nga ci jëlee ñu dajale leen nag doon xool ak ñoom naka lañ mën a def ba dimbali leen su ko defee ñoom itamit suñu demee ci yenn gox yeeg goxaan yi suñu jëlee ay photo selfie wala ay vidéo mun ko partager mais xam site yu baax yi xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci yenn hôtel yi xam aussi acteurs professionnels yi nekk ci milieu yi ñu dimbali leen ba ñu gën a structuré wu li ñu soxla aussi ñu mun ko identifier xool dañ leen ci mën a jàppale fi nga xam ne war nañ ci mën a ànd def ñu doon benn di xàccandoo di dóorandoo de sorte que li ñu jublu te yéene muy soxale bu baax tourisme ci jamono ji nga xam ne dafa métti ak Covid 19 bi ñu dund ñu réussir ko ànd ceeg ñoom lëkkaloo ceeg moom bu baax a baax.
ci jamono yi ñu toll tukki daal dina nekk li nga xam ne ñi koy def wala ñi koy waaj a def lu ci ëpp dañuy xool ci internet bi ba pare su ko defee ñii di influenceurs yi rek dañuy wuyoo seen tur ndax bari nañu lool ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci internet bi réseaux sociaux yi. Sénégal dafa laaj ñi jaayaat ko ci beneen xarkanam maanaam jaayee ko ci côté numérique parce que amoon na fi ay agence de voyage wala yeneen façon yi ñu doon defee yoo xam ne léegi dafa changé parce que léegi sooy xool kii bëgg a ñëw Sénégal wala ki nekk Sénégal bi nga xam dëkkam wala ku nekk feneen bëgg a xam Sénégal via léegi téléphone yi soxlaatul di dem di wëri ji wala di uti ji information donc téléphone yeeg xarale yu bees yi yombalal nañu lépp. donc su amee ñoo xam ne ñi ngi ci domaine bi di xar seen tànk tubéy pour def promotion destination bi day rafet tey ji ASPT déjà reconnaître leen ànd ak ñoom liggéey loolu day bokk ci loo xam ne da leen di gën a ñaax pour que ñu gën a góorgóorlu par rapport ak seen liggéey bi ñu nekkoon. ak ubbiteeg frontière aérienne yi ñiy yëngu ci wàllu tourisme ñu ngay teg seeni pexe jëmale ko ci wàllu communication. bu ñu sukkandikoo ci ñu jot a waxal ab lëkkaloo ci ñii di influenceur web yi ak waa ASPT dina jural njëriñ lii di promotion wu destination Sénégal. ñaari kuréel yi di 3FPT ak ONP nag am na bataaxal bu nga xamante ni daal di nañ koy xaatim lañ ca jublu mooy fexe ba tàggat ndaw ñi ak jigéen ñi ci wàllu technique ba nga xam ni dinañu am jumtuwaay yu mucc ayib yu nga xam ne dinañu mën a ñoŋal seenum koom ci ndimbalu état wu Sénégal Aïssatou Diack. lëkkaloo bi fonds de financement de la formation professionnelle du 3FPT amal ak ñi nga xamante ne ñoo di ONFP di office national de formation professionnelle nguur gi daal di leen ci fekk si rek ngir mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi. convention bi nag li ko waral ay instruction yu ñu jot la ci suñu kilifa réew mi ak suñu ministre Dame Diop di suñu ministre de tutelle. li ci biir nag li ko waral mooy ñu jéem a liggéey xool nu ñuy liggéeyandoo pour que li ñuy liggéey ñun ñëpp di ONFP di 3FPT am njëriñ ci askan bi am njëriñ ci cible yi nga xamante ni tey jii ñu ngi leen di financer wala ñu ngi leen di former à travers suñu ñaari structures yi. président de la République dafa gis ni que instruments yi existé nañu waaye cohérence bi ci war a am synergie bi ci war a am moo des. kii di directeur ONFP di office national de formation professionnelle di ñu xamal ni lëkkaloo yooyu ñu signé dina mën a tax rek jeunes yi daal di mën a am liggéey nu mu gën a yombee. naata nga xam ne ñoo bokk liggéey bi daje fii tey ci salle bi ci biiru locaux 3FPT pour mandargal lëkkaloo boo xam ni ONFP ak 3FPT dañ koo daf ngir mën a tontu. si li nga xam ni askan bi moom la ñuy xaar si wàllu formation professionnelle ak technique kon gouvernement bi teg na fi maanaam ay jumtukaay ak ay organes yoo xam ni bu si ku nekk liggéey li nga waree liggéey te ñu lëkkaloo seen biir li nga xam ni moom la askan bi di xaar dinañu gën a mën a former ay nit dinañu gën a mën a financer ay nit pour ñu am formation yi nga xam ne moom la ñu bëgg parce que suñu rôle moom mooy fexe ba li ñuy wax employabilité maanaam ndaw ñi ñu fexe ba jox leen métier ba nga xam ni grand projet yi nga xam ni président Macky Sall indi na ko ci biir Sénégal bu ñu soxlaa ñu war a liggéey ñu ñëw fekk ni kat ndaw yooyu formé nañ leen ba pare. entreprise bi di 3FPT di ñu xamal rek ne pare neen pour assurer li nga xamante ne moo di financement yi nga xamante ne neen ko amal ngir rek ndaw yi mën a def yooyu les formations professionnelles ak techniques. Considérant la mission du 3FPT. ñun ñi nga xamante ne nag ñoo di waa 3FPT pare neen rek ngir financer ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi ñu nag waa ONFP ngir rek ndaw yi mën a suivre ay formation yu baax bu ñu paree ci loolu daal di am ay liggéey yu gën te duñ ci am benn jafe-jafe ñun nag suñu signature de convention ak waa ONFP dafa nekk loo xamante ne rek dafa naturel. Entre nos deux structures est tout à fait naturel. lëkkaloo bii nag ñu amal dina tax ñi nga xamante ne ñoo di jeunes yi ñu suivre ay formation yu baax suñu paree ci loolu seen mën a am liggéey daal di gaaw.
beneen lëkkaloo bu ñu xaatim diggante port autonome de Dakar ak ministère bi nga xam ni moom lañ dénk wàllu urbanisme dëkkuwaay bi ak cet geeg cetalu askan gi loolee nag la ñu ca jublu mooy fexe ba port autonome de Dakar taaru set nekk bërëb bu nga xamante ni ku fa dugg yi tamit di nga ci bég ndax la nga fay fekk loolee nag am na tàggat bu nga xam ni dinañ ko tàggat ñenn ci askan bi ngir rek ñu xool loolee nga xam ni moo di mbalit mi ak salte ya nga xam ni moo nekk ca port naka la ñu koy jëlee ba daal du salteel foofee ñu dem ba fële ca Diamniadio fekk fa Babacar Seck. xaatim déggoo bi diggante fondation port autonome bu ndakaaru ak ministère bi ñu dénk wàllu urbanisme dëkkuwaay bi ak cet gi dina may port bu Dakar ak li ko wër gën a set loolu bokk ci jéego yi nga xam ni kilifa yi ñu ngi koy teg ngir benn tilim bañ a am ca bërëb ba. parce que port day indi lu mel ne 20 millions de tonnes yuy dugg ci dëkk bi di nga produire déchets yu bëri déchet nag c'est dañ koy sàggane mais science la. waa UCG xam nañu moom li ñuy wax c'est une vraie science derrière moo tax vraiment ñu am fierté ñëw toog fii xaatim li jox la suñu loxo et puis di la wax ne aussi fondation bi incha allah ci lépp looy mbébét rek ñu ngi sa ginnaaw def ci suñu loxo incha allah. nas ay pexe ba port bi set dafa bokk ci jéego yi nga xam ni nguur gi teg na ko ngir ñoŋal nekkin bi ci dëkk yi ak dëkkaat yi ci fànn yu mucc ayib. te yeneen tamit li ci am solo mooy port bunt la ni nga waree am aéroport bu rafet bu set noonu nga waree am port bu set boo xam ne bu dul moom sax quartier bi ndaxte gis nga dëkk yëpp ci àdduna bi quartier port bi quartier gare bi day am solo d'autant plus que ñun suñu port ci biir digg dëkk bi la nekk donc loolu yëpp di gis-gis bu am solo ñu leen ciy félicité bu baax a baax te am yaakaar ne lii dina jur njëriñ bu rëy ci sénégalais yi mais tamit doon soññ ci yeneen entreprise yi ñu xam ne dëkk bi bu ñu mënee jëriñu c'est parce que dafa am jàmm dëgg la waaye tamit dafa set dafa neex ñee ba tax nit ñi di fi ñëw di dugg ak génn donc li ngeen def am na solo ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen féliciter tamit. bu ñu yegsee si cëppaandaw li xaatim déggoo boobu dina tax ñu teg ci port bi ay jumtukaay yoo xam ni dinañ ko mën a setal boole ci tàggat ñi nga xam ni ñoo yëngatu ci biir port bi ci nit ñi jëfandikoo mbalit mi. port di bunt bu ubbeeku ci géej gi waaye aéroport di bunt bu ubbeeku ci jaww ji aéroport Dakar bu international bu Blaise Diagne nag ubbi nañu ko fafal naaw yee ñenn ñaa ngi naaw ñenn ñi di teer na ko nguur gi waxe woon ni fukki fan ak juróom ci weeru sulet dinañu ubbi jaww ji ba tax na dem beeg dikk bi ñoŋ na foofee aéroport ba nga xam ne ñeenti weer mi ngi nii gisul avion fi mu toll nii nag mel na ni ma ngay dundaat tukkikat yi ak ñi nga xam ne ñi ngi ñibbisi ña ngay jàllaañoo ñenn ñi kontaan nañu lool la nga xam ne moo ci gën a fës moo di ni lépp luy matuwaay jël nañu ko Abdourahmane li dem na fa donte yéegul ci avion bi. dund ak virus bi moo ñuy tënk suñu respecté mesures barrières yi fii ci AIBD solu masque wala ñu nattala sa température ci bunt bi loolee lépp par force la jëm si ñi fi liggéey moom pointage bi ak baram bi ñu doon teg ci machine yi amatu fi reconnaissance faciale moo ko remplacé. muy ay stratégie yu ñu tëral fii ngir moytandiku cas importé yi nga xamante ni moo dugal virus bi fii ci mim réew. mooy nañ ni gis nañ ne fi ñu toll nii cas importé xëj na dañ bëgg mu nekk exception jaar nañ fii ñu jox ñu suñu ay formulaire jox ñu ay déclaration d'honneur mais ñu seet seen température mais loolu doyul ñoom duñ ko gis sax gis ngeen caméra yi fi ñu ko dugal caméra thermique baa ngi nii nga xam ne day joxewaat tamit fee température bi température bu ci weesu 38 degré nañ la isolé yàlla def na nag ñiy jàll léegi amuñ ci benn cas gis ngeen tamit yi nga xam ne moo nekk suñu ay gannaaw ku ñëw di nga ko lire gis ngeen télévision bi yëpp nii ministère de la santé ñoo ko fi teg pour képp ku ñëw taxaw mun a xool feebar bi nan lañ koy wàllaatee feebar bi nan la ñuy def pour mucc ci. ci biir avion yi ci la tukkikat yi di remplir benn formulaire ñu koy wax déclaration sur l'honneur ci kayit googu tukkikat gi day xamle ni mësul jege ku amee coronavirus. wala sax kuy wane ay mandarga jàngoro jooju. boo dugg see fii kii ñun dañ koy jël ñaari fan ñetti fan yi nga nekkee fii Sénégal ñu détecté ni yow am nga yaram bu tàng yaa ngi saxat ñu def test bi xam ne ni da nga am Covid kii danañu firndeel ni yow waxoo ñu dëgg ba ngay dugg si fii te mën nañ la poursuivre ci loolu. wante balaa boobu. tukkikat gi day def benn test boo nga xamante ni lu mu gàtt warul dépasser benn ay bés fii nga xamante ni foofu la jógee
mu di mbir bu war a am lu koy firndeel. ni ñu koy vérifier dañuy xool est-ce que méngoo na ak note circulaire suñu ministère 7 jours la ñu wax boo ëppee loolu ñu def suñu liggéey mooy maanaam mën a balaa ngay dugg suñu territoire ñu mën a xam ndax am nga ko am déet. bu fekkente ne defuloo ko ba démb moo lay wax ba démb boo ko def te boo ñëwee ñu defal la sa test. avion bi njëkk bi wàcc ci tarmagu AIBD bi jugee ba Espagne muy benn dëkk bu bokk ca Union européenne ñoom ñi le dañoo tëraloon listu fukk ak juróomi dëkk yoo nga xamante ni ñoom la ñu may ñu ñëw seen dëkk. Sénégal bokk ci woon mbiru réciprocité bu ñu doon wax daanaka yàggul benn yoon. am na ay catégorie de Sénégal yi nga xam ne mën nañu delluwaat pour le moment mais am na catégorie yi nga xam ne ni ñu ngi nekk décision Union européenne pour xam ndax ñoom dinañ mën a delluwaat am déet. non du ñëpp pour le moment ba fi may wax ak ñëw bon ñi am ñi résider foofu ñi nga xamee ni personnel particulier lañu comme ay diplomate comme ay médecin ak ñi nga xamee ni wax dëgg seen liggéey moom moo ko gaaj ñoom mën nañu dem. muy réciprocité boo nga xamante ni xaw nañu ko xoolaat ngir jéem a jàppale AIBD mi nga xamante ni ci téeméer daanaka ñàkk na juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñett ci chiffre d'affaires am ci ñeenti weer yi nga xamante ni dem beeg dikk bi daa taxaw. Nous avons eu 2% de trafic pendant 4 mois. fi mu toll nii sunuy wax mën nañu wax ne ba mbas mi duggee ci sunu réew ak léegi lu toll ci 2% ci sunu liggéey rek lañ doon def maanaam mën nañoo jàpp ne lu toll ci 98% ci ay perte lañ doon am te loolu nag dafa nekkoon loo xam ne dafa metti woon dëgg la nag ñoo ngi doon wéyal sunu liggéey ngir bañ a yàq liggéeyu ñenn ñi ngir tamit bañ a yóbbu ñenn ñi ci chômage fii nii vol cargo yi ñoo ngi doon ñëw vol sanitaire yi ñoo ngi doon ñëw yenn ci vol rapatriement yi tamit ñoo ngi doon ñëw waaye koppar gi mu war a duggee des na ndax ñun ñëpp am impact ci zone bi le loolu moom li ñu war a mën a xool mooy xool nu ñuy def ba koppar gi mën a teel a dugg ndax facture yi génnee nañ leen waaye koppar gi war a dugg ñëwagul te jamono ji charge yi dañuy gën a bëri. Et les factures ne sont encore pas payées. muy dem ak dikk ci jaww ji bu tàmbaliwaat ci biir avion yi randuwante bi am na fa loolee war a sax tukkikat yuy nekk ci avion yi du bëri loolu maanaam ñu wàññi leen bu baax a baax. ñu daal di àddu jëmale ci wàllu ndox mi ak kër gi koy saytu di Sen'Eau ñoom nag nee nañu daal gis nañu ni ñu bari dañuy indi seeni facture di wax ni li ñu leen facturé ak li ñu consommé bokkul ba tax na fi mu toll nii nag am na système bu bees bu nga xam ne fas nañu ko yéene teg ngir rek fexe ba ñi nga xam ne ñoo di consommateurs yi di gis seen bopp ci facture yi waaye nag dinañu fexe yi tamit ba ñi nga xam ne ñoo di consommateurs yi di gën a yaxal na ndox mi Mamadou Lamine Fati. lu am solo suñu wérgu yaram. ndox doon li nga xam ne njariñ bu mu am bari na loolu waaye ci mujjantal ji dinga ko fay ci mbedd yi dinañ fa gis ay nit yi nga xam ne ñu ngi liggéeyal société bi di Sen'Eau ñoom dañuy dugg ci kër yi ngir saytu compteur yi di xool askan wi jëfandikoo bu mu def ci ndox wi lee kii di responsable administratif bu agence Sen'Eau bu Pikine di dellu siwaat ci tolluwaay yooyu le facturation bi nun ko waxee nag day débuté ci loo xam ne planning de facturation boo xam ne moom la suñu direction bind ne ba sàngam ngeen di commencé facturation parce que ku ci nekk lu muy gàtt-gàtt war nga def 200 police par jour loolu yëpp suñ ko tënkee ñoom ñu dem relever di suñu ñëwee dañ koy saisir suñ ko saisiree am na tamit lu ñuy wax loo xam ne amul benn problème amul benn différence amul coow amul dara yooyu day dem directement facture yi génn mais lu ci des mooy lan yoo xam ne consommation bi dafa bëri yooyu day génn anomalie dafay génn enquête ñu dem saytuwaat moom dina xool su relevé na kat kii tàmbul consommer li consommation bëri na mu bind benn kayit avis de passage jox ko na ko kat ci borom kër gi ñëwee joxal leen ma ko kayit bi mu xool ndax kër gi am na fenn fuy seeb wala amul fuy seeb. gannaaw bu ñuy saytu ñi nga xam ne moom la ñu jëlee ci kër yi le yenn saay dinañ fa gis ay mbir yi nga xam ne warul demee nu nu mel loolu tax na ba client bu nekk war ngaa mën a ñëw su dee am na ay jiixi jaaxa yu am sa bopp nga mun koo laaj. lu ci am mooy dañuy ñëw relever sa kër ba sàngam lii lan fa fekk delluwaat nañ fa lii lan fa fekk si diggante bi lii nga consommé loolu ñun mënuñu la wax ni lan nga utiliser ndox mi yow nag libre nga def sa réclamation soo ñëwee def sa réclamation tamit suñu bunt da la koy ubbil am nañu droit ak obligation delluwaat kër ga xool ndax dañoo juum wala juumul. ngir nga mën a jëfandikoo ndox te doo fay lu bari askan wi moom war naa xool bu baax a baax nu muy jëfandikoo
jëfandikoo ndox ci këram loolu tax na ba directeur administratif bu agence Sen'Eau bu Pikine di woo askan wile ci ñu sakkanal ndox mi de. lu ma bëggoon wax di ko préciser pour la population. lu ñuy utiliser ndox lu néew la mais lu ñuy yàqu ndox moo bëri xool leen kudd bu ndaw suñ koy raxas dañuy ubbi robinet muy couler loolu di yàqu moo ëpp foofu lu nga soxla ab kaas bu tuuti pour raxas kudd bi suñuy jàpp lan nañuy def ubbi robinet bàyyi fi sate la suñuy brosse lu ñuy def ubbi robinet loolu bokk na si loo xam ne day yokk suñuy facture te ku ci nekk muy man muy yéen war nañu góorgóorlu pour sakkandoor ndox mi parce que on a l'habitude de dire quand il y a troisième guerre mondiale c'est la course effrénée vers l'eau potable. fu mu toll nii gis nañ ne askan wi lu muy ñaxtu ak lu muy joytu facture yu seer yi bari na loolu tax na ba société Sen'Eau di woo client yi ñu xoolaat bu baax a baax nu ñuy jëf. tey jii toll ci at bi fi Ousmane Tanor Dieng jógee ak léegi bi nga xamee ni dëddu na àdduna fukki fan ak juróom ci weeru sulet la woon ca France ñi nga xam ne nag ñoom la bokkaloon parti di ko fàttaliku fexe yi tamit ba tey jii ñu defal ko ay ñaan ca mosquée omarienne ñu ci bari di fàttaliku homme d'état boobu doon Ousmane Tanor Dieng nekkoon kilifa gu nga xam ne royuwaay la ci askanu Sénégal. Adama Sarr, Moussa Fall. benn at gannaaw ba kii di Ousmane Tanor Dieng génnee àddina ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di waa parti socialiste ñu ngi ko doon fàttaliku tey jii ñu daal di amal nag ab bëccëgu wàcce kaamil fa nga xamee ne moo di ca mosquée omarienne ba nga xamee ne fa la tàmmoon doon jullee. at gi nii Ousmane Tanor Dieng mi ñuy jooy ci dëppee gu ñu génn àdduna ñi koy defee fii nga xam ne mooy mosquée de la divinité bi nekk ci rawdu Thierno Seydou Nourou mi daan ñaan yàlla sutura yàlla suureen. loolu moo tax fii mu daan jaamoo yàlla. ñi bokkaloon na jaamu yàlla d'accord ne dëgg la naam xat na war nañu wàccoo ak yenn digle ak santaane yi waaye dañ fi daje wàccal ko kaamil. mu nekk sax ab porox ndoll boo xamee ne kii di Abdoulaye Wilane daal dina ci rek profito ngir dellu siwaat ci jikko yu rafet yi nga xamee ne kii di Ousmane Tanor Dieng amoon na ko. les socialistes de Senghor ba tey rapport bi ñu amoon ak pouvoir rapport bi ñu amoon ak xaalis rapport bi ñu amoon ak le bien public rapport bi ñu amoon ak suufas réew mi rapport bi ñu amoon ak citoyen réew mi. dëgg yàlla wuute na ak rapport bi libéraux yi am ñun xamuñu xasteeka saaga ak paccoo ak xëccoo alal am na ay ministres yoo xam ne ministre Senghor wala ministre Abdou Diouf yoo xam dañu dem retraite dañoo wàcc sax te amuñu kër Abdou Diouf ci boppam lan nga ko gisal fii luy ci turoo mais am na lu ñuy wuutale nit ñi bañu ñu ko ñu tëkkale ak ñoom bañu ñu ko ñëndal ak ñoom mais ku ñu yemale ak waa ñeneen ñi mais wax dëgg yàlla du ñu neex duñ ko d'accord parce que amul. ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di ndawu parti socialiste yi. di rafetlu bu baax liggéey bi nga xamee ne kii di Ousmane Tanor Dieng jot na koo amal ñoom ñooñu leen sax jàpp ne lii di école du parti bokk na ci li gën a tax ñu gën leen a tabax. militant wu parti socialiste fu mu taxaw ñu ràññee ko parce que dafa am fu muy jaar foo xam ne lu naan école du parti nag bokkul ak école yi ñu jàpp ne table banc ak classe ak crayon ak bic dafay doon ñi nga ñëw ñu am labirté uuf la te ñun Ousmane Tanor Dieng mi nga xam ne. mooy suñu wasila mu ubbi orientation daanaka mun naa wax xeex pour victoire Benno Bokk Yaakaar ci la ñàkkee bakkanam ndax ci la bàyyee yaramam fajewul topp ci liggéey ba yàlla def lim def pour intérêt supérieur Sénégal. ci fàttali nag ki fi nekkoon ay jamono secrétaire général bu parti socialiste du Ousmane Tanor Dieng mu ngi dal di génn àddina ci fukki fan ak juróom ci weeru juillet atum 2019 fa nga xamee ne moo di ca réewum France. téeméer ak juróomi million ci suñuy koppar moom la ñu def ci diwaanu Ndar ci li nga xam ni moo di xeex coronavirus bi ngir jàppale yenn secteurs yi nga xam ni corona bi da leen a xaw a lompañal loolee nag ministère bi ñu dénk wàllu microfinance ak économie solidaire di madame Zahra Iyane Thiam ma nga woon tournée ca foofee nga xam ni moo di diwaanu Ndar Momar Alice Niang Ale Thiam. ci Podor le ministère bi ñu dénk wàllub microfinance ak économie sociale ak solidaire jeexale tournée nationale bi nga xamante ni mi ngi ko doon amal te mu aju ci programme d'appui sectoriel Covid-19 ndimbal loolee nga xamante ni dafa jëm ci mutuelle yi nag gouvernement bi lim ci nam mooy fexe ba soqali koomu yenn pàcc ci askan bi. te tey li ñu nemmeeku fii ci mutuelle Adama Aïssé mooy que ne nit ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gox yi. xam lan mooy seen jafe-jafe ñoom ñooy wutal seen bopp ay solution donc jigéen ñi nga xam ne 2001 ak léegi
bi ñu gisee ne am nañu wàll jafe-jafe pour am koom bu ñu mën a liggéey dañu boole seeni doole daal di taxawal seen mutuelle. kon tey ci programme bi bu fekkee ne dañu ne dañ koy def ci ñaari pàcc li ñuy woowee mutuelle isolée ñu mën leen dimbale li ñuy wax acteur de l'économie sociale et solidaire yi mbas mi laal lool ñu mën leen dimbale bu ñu ñëwee fekk fi ay jigéen yoo xam ne jigéen yu jàmbaar lañ ñu ngi liggéey gëm liggéey donc faw ñu mën leen taxaw. jigéen ñi nekk ci mutuelle bi di Adama AIC gannaaw ba ñu sosee seen kuréel bi ba léegi gulet nguur gi indi leen ndimbal moo tax nag nee nañu dañu ko jëfandikoo na mu waree. mu ñëw tey mu indil ñu 10 millions de francs du ñu def lu muy di ko kontaan di ko jaajëfal te yaakaar nañu lii daf nu coqataan rek te la yaakaar nañu ni lii téeñ la rek yan bi ñëwagul. te bu soobee yàlla yaakaar bu mu am si ñun ba indi ko daanu ko war nañu jigéenu Podor dañu yàgg taxaw ndax depuis ba léegi ñoo ngi liggéey suñu liggéey di def suñuy soxla te xaaruñu si kenn kon tey bu ñu ñëwee ba def si seen loxo duñ leen ruseel te duñ leen gàcceel. ci xayma ci biir région de Saint-Louis yëpp lu tollook téeméer ak juróomi million jot nañ ko fi séddale ci biir programme sectoriel bi la. ngir rek saafara jafe-jafe yi nga xam ni tukkee na ci wàllu transport bi faw ñii di état bi wàññi carburant bi lu ko may ñoom transporteurs yi dinañu yokk paas yi loolu ki nga xamle moo di Gora Khouma tey jii la fi ñëwoon ñu déglu ko ci micro Adama Sarr ak Moussa Fall. acte bu defee déclaration envoyé au niveau de la presse ay communiqué pour wax ne bi sàngam dañuy yokk man boo ko jotee man anduma ci parce que tamit Sénégal tamit c'est un pays organisé bu des commerçant bi saa bu ko neexee yokk. opérateur bi saa bu ko neexee yokk prix transport am keneen noonu tamit réew mi bu ko dee désordre lay doon man nag damaa jàpp ñoom dañoo war a bind muy ñun wax boo nee ñoom ñun ñëpp la dañoo war a bind di la tutelle muy ministère des transports war na ko conditions yi ñu nekk ne mënutul demati il faut que nga yokkal ñu tarif bi état nag bu bañee na du ma yokk bu kenn yokk paas dafay fekk ne mu accepté nag wàññi carburant ndax tata bi taxawaay bi maanaam place debout moo taxoon doon indi xaalis ndax oto boo xam ne da doon def yëpp 50 personnes te place assise du passé 15 war nga xam ne kon li doon taxaw moo ëpp foofu la xaaj bi doon génne kon bu ñu nee li taxaw na jeex nañ bàyyi mu toog ñi liy toog mënul jël charge oto bi personnel bi muy chauffeur mi receveur mi mécanicien yi électricien bi muy traite bi mu war a fay yooyu yëpp 15 places yooyu mënu ko jël en charge kon état il faut mu jël ay responsabilités responsabilité mooy lan nan nungu ne nañ bàyyiwaat place yi ñëpp taxawaat te loolu tamit risque la parce que tamit ministère de la santé moo xam naa du cautionné loolu parce que feebar bi mooy tax ñu ko nangu comme nag nit ñi jàppaguñu pour l'instant pour na oto yi na nit ñi taxaw mais il faut que ñu yokk paas bi bu ñu ko yokkul tey tamit dinañ ko yokk ëllëg ndax bu loolu tamit oto yi dañuy mujj taxaw parce que nit doo liggéey ci perte actuellement aftu ci perte la ñuy liggéey. ci transport bi la ñuy des ngir yeesal li nga xam ni moom moo di transport urbain bi jële fi Njaga Njaay yi indi fi ay minibus Tata lu mat juróom-benn téeméeri minibus jamono ji ñu ngi leen di defar di leen monter te du yàgg dara ñu daal di leen indi ci circulation bi Ababacar Fall moo xamle lu ni mel ci micro Adama Sarr. tey xëy na ñoom jaaxle nañ ba xamatuñu fu ñu ñuy def ñu ni dañuy yokk mais ñu xam ni transport bi ñoom moomuñu ko dafa am lu leen si dénk. te dénk bi ñu leen dénk transport bi ñu koy def dafa am lu ñu si moom am lu ñu si moom ñett yi aussi ma pour nga may nga ma occasion ma wax ko lépp lu jëm si tarif transport loolu luñ moomuñu ko ñoom dañ leen koy dénk lépp lu jëm si fi ñuy dem itinéraire bi ñuy dem loolu dañ leen ko dénk lépp lu jëm aussi si matériel bi ñu koy defee loolu aussi dañ leen ko dénk nekk na loo xam ne ñoom kese mënuñu toog nii lii la ñuy def fokk ñu toog ak état ñu wax nan lañ koy defee. renouvellement bi damay wax ni nekkul loo xam ni dañ koy programmer dafa nekk loo xam ni déjà tàmbali na parce que moment bi may wax ak yow nii am na lu tolloog junneeg juróom-ñetti téeméer minibus yoo xam ni minibus aftu boo gis dañu génnee benn car rapide wala benn Njaga Njaay ñu toj ko ñu dugal minibus bu bees donc tey jii nii ñun ñi ngi jëm si jeextalu renouvellement boobu noonu donc mais renouvellement boobu ni ma ko waxee léegi nekkul loo xam ni. dañuy remplacer oto bi kese mais bu ñu remplacer oto bi dañuy remplacer système d'exploitation manière bu ñu ko exploiter dañ koy remplacer looloo waral tey waa Bargny waa Malika waa Tivaouane Peulh bu ñu yeewoo suba niñ naan bu njëkk ba ni nga yeewoo naan xaaral ma yeewu 6 heures du matin est-ce que dina am oto est-ce que du ma am oto tey am nañ ay lignes de transport yoo xam ne ñoom pour ñoom la bu ñu yeewoo suba ni koy jël tranquillement mën doxi seen soxla. ab renouvellement bi yaakaar nañ d'ici 2022 car rapide Njaga Njaay bu fekkee am na Dakar tamit dootul am solo incha allah.
daal di àddu jëmale ci tolluwaayu coronavirus bi ci réewum Sénégal tey jii nag àllarba fukki fan ak juróom ci weeru sulet li nga xam ni moom lañ ci ràññee mooy téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benni cas yu am doomu jàngoro bi ci loolu nag am nañ ci juróom-ñeent fukk yu nga xam ni ay cas contact suivi lañu ñaari cas importé gis nañ ko ci am na nag fanweer ak ñeenti cas yu ñuy tuddee cas communautaire maanaam ñi amee jàngoro ji te kenn xamul ku leen ko wàll niki démb nag am na ñetti nit ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mile lim bi toll ci téeméer ak juróom fukk ak ñetti nit ñu nga xam ni gaañu nañ ci ñi nekk ci l'hôpital yi tamit di faju toll nañu ci fanweer ak ñeent ñu nekk ci cas grave dinañ ci dellusiwaat ci suñu xibaaru nasaraan yi. ñu daal di ñëw ci li nga xam ni moo di JOJ yi ni ñu leen ko waxee woon ci bopp xibaar yi di rek sport boobu nga xam ne dañ ko jagaleel ndaw li jëm ci wàllu Jeux olympiques de la jeunesse ñii di CIO nag ak état wu Sénégal dogal nañu ni dañ koy dàq ba atum 2026 loolu nag président de la République Macky Sall mooy ki nga xam ni moo ko proposé woon ki nga xam ni mooy Thomas Ba di président bu CIO daal di ci ànd ak moom ginnaaw biñ ci waxtaanee ci lu yaatu gis nañu ni daal dàq ko mooy li gën bu ko defee dinañu mën a defar JOJ yi ci anam yu baax yu wóor waaye tamit rax ci dolli ci jamono ji nga xam ni coronavirus bi mi ngi lëmbe ci àdduna bi jël ndaw ñi dajale leen ci ay JOJ loolu du lu gën ba tax na yi tamit report boobu ñu ko def ba 2026 dina tax ba réewum Sénégal gën a waajal boppam lii moo gënoon a fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal di leen dig daje incha allah ci yeneen édition di leen wax ni bu ne saa di ngeen dégluwaat lii di programme mu ITV.